macha allah Moustapha Diop ñu déglu ko macha allah ni mu recadré Diomaye ak partem bu bees bi nga xamante ne nee na yooyu moom la créé ñu déglu ko. xam nga président de la république. Bassirou Diomaye Faye dafa taxaw mu ne son parti juddu na tey màgg na tey nekk na parti bi gën a mag tey daan na ñëpp tey. il l'a dit. il l'a dit tegu ko fenn fudul regroupé na ay maire yu jóge APR regroupé na des gens yu bokkoon Pastef regroupé na point final kese te pareeguñu parce que man for naa ci weewu bay ñu ne ñi ngi continuer di wut te du ma bett man te bu mu la bett sa feetu nga dégg ñu ne fii am na ay kilifa yoo xam ne ña nga bokkoon ci APR yoon doon leen topp ci nangam ak nangam wuy ji nañu Bassirou Diomaye Faye loolu moom man du ma bett. maa ngi toog di seetaan nag. bis bu amee na nga toogaat fii ne lii la Moustapha doon wax. D'accord. maintenant un parti politique Safiatou lenn dong mooy tax ñu ne parti bu mag la am na parti yoo xam dañoo am histoire. seen histoire moo leen def ay parti yu mag mooy PS PDS ay parti yu mag la parce que seen histoire moo ko def am parti yoo xam ne li leen may ñu tuddee leen parti yu mag mooy dañu dem élection daan mooy parti wu Macky Sall APR ak lu mu néew doole jamono ji bu ñu dee wax parti Sénégal dañ na APR nag parti bu mag la pourquoi parce que dafa juddu dem élection daan Ablaye Wade. est-ce que yaa ngi may dégg léegi boo jëlee le parti de Bassirou Diomaye Faye Safiatou wax ma rek fan nga mën a teg ni lii parti mag la Bassirou Diomaye Faye lui amul un appareil boo xam ne moom la téye continuer di ko téye mu yóbbu ko au pouvoir amul appareil bi ko yóbbu au pouvoir li ma waaj a wax keroog waa Pastef nangu nañ ko dem ñu ngay daw ak moom léegi mu créer un parti wut ay nit ne leen ñëw leen seey si parti yi ci seey mu waxaat ko fii tey amul ku ci mas a gagner un centre de vote parti yi nga xam ne ñoo ci seey amul ku ci mas a gagner un centre de vote wala boog su ma juumul Serigne Gueye Diop moo ci gagner fa mu dëkk Sandiara du noonu la de Serigne Gueye Diop mais tout le reste seen popularité ci média yi la yam français yu neex gañewuñ fenn am na ñoo xam ne mosu ñoo gagné bureau de vote ñoo Moustapha Diop et d'ailleurs ñooñu nga xam ne ñoom ñoo nekk les plus grandes gueules de ce parti là qu'on appelle Kiraay am na des maires yu jóge APR ñëw fekk si leen mais maires yooyu ñoo ëpp légitimité. li ko dala si 17 ans ba 50 ans dañuy mballu sa ku la si woo day jooy ni sëñ bi mën ma ko bàyyi mballu rab moo ko def la doomu aadama rab mooy dugg sa xel mi di la mballu loo mballu bi ngay mballu mooy tax awra bi du nooy wala mu dellu mais képp comme si mënta doon même su fekkee mballu bi donte def nga ko 20 ans incha allah boo ñu woowee si kàttanu yàlla une semaine ñu fajal la mballu bu dee nag awra bi nga xam ni day dellu chaque jour ma fàttali leen awra kenn du koy yokk dañ koy faj mballu problème mu sidit la ndax soo mballoo mballu yu yàgg sa sidit bi si kaw ak sidit yi nga xam ne ñoo koy dimbali sidit yooyu ñooy am problème léegi su ko defee ñun dañ lay proposer pommade bi ngay jël faj awra bi booy faj awra bi nag en même temps day am garab yoo xam ne moom lay àndal pour nga koy naan maanaam pommade bi moom day tax sidit yi wér mais garab yi ngay naan mooy tax ñi nga xam ne dañuy am problème bis bu ñu demee ba war a sëy ak seen soxna rek dañuy dem ba war a sëy ba awra bi jóg rek ñu war a sëy rek awra bi wàcc góor ñu baree loolu moo leen dal bu ñu waree dem bay sëy awra bi jóg ba ñu yaakaar awra bi wàcc ñu yaakaar dañ leen liggéey sa aw mën a liggéey wala sa ñaareel man leen du liggéey mooy takk xal liggéey ku ñu ko def doo yëg maanaam sa awra sax du jóg mooy tële képp koo xam ne sa awra mi ngi jóg di wàcc xam ne kenn liggéeyu da nga mbal wala yeneen feebar yi may bëgg a wax am na koo xam ne aussi ndeysaan benn minute sax du ko mën a sëy loolu feebar la képp koo xam ne benn minute sax mënoo koo sëy xamal ni néew kàttan mi ngi ñëw néew kàttan mooy dem ba nooy ba lambax ba du jógati balaa loolu di ñëw dañuy woo incha allah ñu fajal la ko ñun ndaxuñu kenn ku ñu yónnee sa xaalis ak nu mu mënti toll dañ la koy yónnee say garab incha allah si kàttanu yàlla feebar yi may lim nag da koy def mballu da koy def jabet
day néewloo kàttan li ñuy wax cancer prostate buñ ko opéré da ngay néew kàttan li ñuy wax cité da ngay néew kàttan li ñuy wax hémorroïde day néewloo kàttan li ñuy wax tension day néewloo kàttan ak bi mujj mooy ku dem ba nekk mag am 60 jëm kaw da ngay néew kàttan képp koo xam ne da leen incha allah dañuy woo si numéro bi 77 125 40 90 képp ku ñu woo incha allah dina la jàppale si kàttanu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulah. mani leen Remo et Diego sont deux jeunes très engagés et ils sont bien formés ba tax ma naan leen talent du moroomu clan waaye xam ngeen ne talent du ay pexe weddi nag moom gis bokku ci newoon naa leen ci temps tabaski bi Remo et Diego dañoo ñëw nar leen defal ay shooting yu mucc ay photo yoo xam ni soo ko xoolee da ngay daal di xam ne macha allah ay vidéo de classe ñu ne encore une fois ñu nekk suñu ay clients ginnaaw ba ñu jotee ay satisfaction fu ne ku nekk di ñu xamal naan leen kontaan nañu ci yéen mani dëggantaan Diego Remo teg nañu jéego bu doy waar clients yi nag ñooy waxal seen bopp de ndax ku ci ne ak appréciation bi nga amee ba tax ma naan leen kon daal Diego et Remo dañoo ñëwaat ci màggal bii daal di ne nag képp koo xam ni bëgg nga def say shooting maanaam boo sañsee boo leen woowee ak foo mënti ne ci biir Dakar rawatina Géejawaay daañu ñëw defal la ay shooting yu doy waar képp ku ñu bëgg a contacter mën nga woote ci numéro yooyu di affiché wu ci baaru écran bi balaa ñuy avancer dañu leen di daal di présenter suñu studio bu yanj bii am na décoration de luxe waaye am na tradition à côté ba tax ma naan leen ku ci nekk ci yéen yaay def sa choix nu mu la neexee mais nee naa leen fi jamono toll nii sañse ba jekk te defuloo shooting risque la bu ma la doon misaal mu ngi mel ne lal bu sañse lu sañse bi rafet ak lu mu riche nee naa leen ku ko fekk siwul doo ci teg bët doo ko gis maanaam on en parlera pas encore kon les gars daw leen gaaw seeti Remo et Diego ndax nag digee bor la te ñàkk koo jëfe wor la ba tax ma naan leen lépp luñ leen mës a dig rek def nañu ko. ma ne la Safiatou je le dis et je le répète dama ne am na tey ñoo xam ne ñoom ñoo jiitu ci parti Bassirou Diomaye Faye bi ñoom ngay dégg ñuy wax tout le temps ma ne ñooñu maire yi ñu dem jëli ci APR indi leen am na ci maire yoo xam ñoo ëpp légitimité parce que maire yooyu même bu fekkee ne ci turu APR la ñu gagné ba nekk maire ñoom au moins mas nañoo taxaw ne nii ne ñun kat mas nañoo gagné dara mais ñii mës ñoo gagné dara donc ce parti là mënoo taxaw nga ne c'est le plus grand parti du Sénégal simplement parce que tiim naa ay nit kee maire la kee conseiller xaw ma lan la kee adjoint au maire la kee nangam ak nangam non li nga xam ne mooy def un parti mooy histoire am d'abord mais également ses conquêtes mooy parti boo xam ne dafa juddu jóg raam daw dem xeexi gagner pouvoir ñu ne parti bu mag la beneen bi nga xam ne mooy tax ñu ne parti bu mag la mooy implantation wu parti te su ma nee implantation wu parti mooy parti boo xam ne Safiatou da ngay dem fu la neex ci Sénégal fekk fa militant boo xam ne day yor kartam ne man ci parti bi laa bokk sama carte ngi nii c'est important donc parti li koy natt mooy ay militant wam d'abord ay militant wam maa ngi fàttaliku dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng bi Diouf daanoo bokkoon na ci lii le PS njëkkoon a def mooy na natt suñu bopp natt seen bopp mooy nañu dem vers leurs militants jaay ay carte xool ba xam ñaata militants ñoo nekk di fidèle au PS nu mu toll ñu xam ne lii mooy dooley PS ñu dem wutiwaat boo gisee Pastef mën nañoo taxaw ñu ne ñun kët comme ni ko Bassirou Diomaye Faye waxee bëggoon nañ fi jaay ñaata 500 000 cartes àgguñu sax 100 000 mais yàlla def na entre temps dem nañ fi ba gagner élection yóbbu un président ku bokk ci ñun mu nekk président donc ñoom mën nañoo taxaw ñu ne ñun kat dañu conquérir le pouvoir donc nous sommes un grand parti mais loolu doyul da ngay natt sa bopp nga ne fan laa toll nga dem nga jaay ay cartes ñu xam ku nekk tey jii Bassirou Diomaye Faye xam naa du ko mën parce que ce sera très compliqué ak échéance yi ñu jëm mais tey su fekkoon ne dafa lancer une vente de cartes yaa ngi dégg ñu gis des Sénégalais mobilisés wu pour nekk des militants de ce parti su boobaa mën naa taxaw mu ne am naa 2 millions de militants donc je suis le plus grand parti du Sénégal sauf que nag salaam les gars maa ngi leen di nuyu di leen ziar j'espère que vous allez bien dal leen a jàmm ci chaîne bi di Diego Espoir chaîne bi ci actualité lay wax ci divertissement ak bépp sujet boo xamante ne dina leen intéressé sama gars yi ñu ñëw ci kiiraay bi nga xamante ne Diomaye moom la créé récemment pour am parti boo xamante ne dina mën a dem élection c'est-à-dire bu créé parti bi leen rek la ci jublu mooy lan diir mbagg Ousmane Sonko pour concurrencer ak Pastef
parce que yéen a ngi koy dégg ci discours am mooy nee na parti boo xamante ne dafa juddu tey màgg tey dox tey def yëpp comprendre ne ko loolu mu wax noonu ne moom moo fi ëpp doole c'est-à-dire que loolu mooy nax sa bopp carrément d'abord ñu ñëw ci tur bi parti bi déjà tur biñ ko njëkk a tudd biñ ko tuddee rek moom mooy wane gàtt xel ak ñàkk xam-xam ñu wër président Diomaye xam nga lu tax parce que nga parti boo koy créer da nga koy créer ci base boo xamante ne tey ji ki nga xamante ne moo njëkk a gis tur bi rek maam c'est-à-dire day captiver nit ñi tur bi normalement dafa waroon a captiver ñi nga xamante ne ñooy askanu Sénégal mais déjà tur bi rek boo ko déggee captiver wul nit ñi comprendre nga beneen bi ci des ñaareel ba mooy dañoo juum parce que ñoom nee nañ kiiraay c'est-à-dire que mooy protection mooy protéger mooy aar mooy yiir boo gisee logo bi rek loolu nga xamante ne loolu lañ ci jublu alors que kiiraay tekkiwul loolu ci wolof parce que ñun ñëpp jàng nañ xijaab yi nga xamante ne suñu borom tegaloon na ko yonent bi xijaab yooyu suñu borom muri ko xijaab mooy kiiraay ci fekkee arab xijaab mooy kiiraay mooy xijaab yi nga xamante dañ ko doon muri bu doon suñu borom war a gisee suñu borom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiiraay bi dañ koy muri pour que suñu borom pour Seydina Muhammad mën a capturer li nga xamante ne moom la ko message bi ko suñu borom di jox c'est-à-dire que fekkee loolu nag dañ koy muri non c'est dommage que ñi ko wër dañoo gàtt xel parce que boo déglu wolof comme sama genre gi nii da nga war a laaj parce que président de la république dem bay créer parti yow nekkoo lu ndaw parce que ñu bari dañuy dégg la ñuy xaar lan la parti bi war a tudd parti bi lan la war a doon nit ñi dañuy bàyyi xel ci tur bi lan lay jariñ lan lay c'est-à-dire que foofu la mais malheureusement pour ñoom parce que xam naa kiirlaay lañ bëggoon a wax far ne kiiraay parce que kiirlaay mooy li lay yiir li lay aar waaye kiiraay mooy li nga xamante ne dafa dox sa diggante pour man ci jaam bi ak boroomam pour man te jaam bi war a jaamu yàlla yaa ngi dégg ba dindi kiiraay boobu noonu dox ci diggante mook suñu borom mën a am message direct ak suñu borom foofu la nitu yàlla yi di doone nitu yàlla boo doo gis mu doon nitu yàlla doon wali xamal ne xijaab lañ tegoon ci diggante moom suñu borom xijaab boobu muy jaamu yàlla di jaamu suñu borom ba xijaab boobu doonu mureeku mu mën a jot ci yenn privilège yi nga xamante ne jaam bi war na koo mën a am suñu borom defal ko ci kaw suus donc pour dire que ne gars yi cuune yi ñu cuune beneen bi des nag xam nga parti boo xamante ne construire ko cay caaxal lañ ko construire da ngay xam ne parti boobu noonu ak deewam yàggatul te léegi mi ngi ci kanam ni ñuy gis à partir de 2027 parti bi day tasaaroo parce que ay workat rek lañ mën a doon en réalité